université privée ba jamono ji nag mënuñu jàng li ko waral nguuru Sénégal desaloon ko par université yooyu ba tax na rek jamono ji ñuy sàkku ci kilifa yi ñu def seen kem kattan bu ko defee ñu mën a fay bor bi ñu mën a jàngi ñoom nag nee nañ ñu lépp lu aju ci beneen pexe moom ñoom li ñu bëgg rek mooy mën a wéyal seen njàng ci institut yooyu. ñu dem ba ci diwaanu France foofe nag tiyam ay ndaw ñoo jóg rek tàkku di wax ci kilifa yi ñu jàppale leen ndax ñoom li ñu bëgg li ñu am as néew foofu ñu mën ko investir fii ci Sénégal ci loolu nag gis nañ ci dañ ci am ay jafe-jafe yu metti te seen yéene mooy bokk ci lépp luy suqali seen réew fii ci Sénégal. Ibrahima Kamara. ndaw yi soqe ko Sénégal ne si diwaanu Normandie am lu leen metti lool jëm ci doxalinu politique bi ñeel la ndaw Sénégal yéen sa bitim réew. bu ñu bëggee investir Sénégal coono yu bare bare la ñuy daj te loolu daf ñuy découragé loo. Donc c'est nos réclamations aujourd'hui. Les difficultés que la jeunesse rencontrait pour investir au Sénégal et pourtant toutes les dispositions et les mécanismes ont été mis en place sous l'ère Macky. Mais encore une fois jafe-jafe yi bari na ndaw yi nekkee ci bitim réew bëgg nañu lool dem Sénégal investir fa liggéey fa lu bare bare waaye ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi duñu yombal liggéey bi ndaw ñooñee te loolu dafay faral di duñu décourager loo. Malheureusement n'aboutissent pas. Ça, c'est un grand problème parce que ces jeunes-là, quand ils reviennent en France, non seulement ils ont perdu leur projet, mais en plus, ils prennent la carte du monde et ils rayent le Sénégal de la liste. Ils ne croient plus au Sénégal. Député bi di Demba Sow nangu ne li ni mel lu am la te war nañu ko saafara. parce que mademoiselle Ngayde wi ko il faut jinnaɓe garir chaque mois neldude Sénégal yoɓe mballe ɓe liggo leydi men ɓe doole donki yo doole keɓɓo. ndaw ñi lu ñu wax fii lu am la mën naa ko dëggal waaye nag li may ñaan DG yi ak ministre yi ak ñi nga xam ne ñoom la Macky Sall jox ay ndomal kànk mooy nañu ubbeeku déglu askan wi te bañ a yéegal seen i vitre oto tëj seen i bureau. ndaje mi ñu amal ko ci teewaayu directeur de cabinet jëwriñ bi ñu dénk wàllu ndaw ñi di Serigne Issa Diop conseil à la présidence bi di Mamadou Yaya Ba ak Amadou Daf di conseil DG bu LONASE Amadou Samba Kane ñoom itam daal di nañu bàyyi xel bu baax li leen ndaw yi Normandie yooyu dénk. Ibrahima Kamara ñu jël fii ci Ndakaaru dem ba ca diwaanu Médina foofee nag ñenn ci askan wi ñoo jóg rek di ñaax kilifa yi ñu jëlay dogal ndaxte foofee nag dafa bëri immeuble yoo xam ne dafa màgget lool. te soo muy rek mun a daanu indi jëye ba tax na rek ñuy sàkku ci kilifa yi ñu jël ay matuwaay bu ko defee rek balaa jafe-jafe di am ñu mën ko fagarul. Sylvie Faye doxantu woon fa rek andi ci ak Ababacar Camara. Médina di quartier populaire boo xam ni ay bâtiment yu yàgg dañu fa bari lool nit yu bari itam dëkkee fa fii de yenn dëkkuwaay wóoratul. waaw loolu moom bari na fi moom du Médina rek y a pas que Médina dama naan sax. dans tout le Sénégal bari na am na dëkk pas dëkk yu bari yoo xam ne aussi loolu am na fa du dëgg mais yenn yi yàggaayu liggéey bi yenn yi aussi bâtiment la yoo xam ne depuis tubaab yi. ñenn ñi amaguñu pexe ndax amaguñu doole gu ñu mënee wut ay dëkkuwaay yu baax moo tax ñu dëkkee ci bërëb yi nga xam ne fay gi cherul dara 10 000 francs képp la. ku yàlla dimbali da ngay defaraat rek du dëgg mais nag mooy posé wu du dëgg. yenn yi nag bi si bari nag aussi liggéey bu bon la. tey boo ñëwee si kër gi tey exemple tey kër gi gars yi loué la fii benn néeg à 10 000 francs à la Médina ou 15 000 francs c'est pas raisonnable parce que benn néeg tey Médina il te faut payer 50 000 francs. askan yi dëkkee ci kër yooyu le jaaxle loolu tàllal seeni yoxo autorité yi ngir ñu jàppale leen. tout le temps da ngay gis bâtiment yoo xam ne lii nit mënu fee dëkk. mais tout le temps suñu mbokk pël Fuuta yeeg séeréer yi xam nga ñoom dañu bëgg lu yomb waaw ëllëg ñu xam ne lii wóorul borom wala mu abandonné bâtiment am war ko daaneelu ko da ngay xëy am na benn séeréer bu ma gis benn loxo bi dafa dagg ma ne man mais lii kii lan moo ko def li ñu ne bâtiment balcon moo daanu ci loxo mu dagg xam nga loolu yëpp wóorul. commune bi daal bon kon que ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo war a xoolaat bâtiment yu ancien yëpp. ñu mën a ñëw ñu jàppale borom kii nu mu tuddati borom bâtiment yi soit ñu jàppale leen ñu xool
ñi fa nekk au moins ñi nga xamante ne seen doole demeewul noonu ñu xool ndax mun nañ defal aide sociale ñu jàppale leen. ñu nemmeeku ne at bu nekk ay immeuble dañuy daanu ay nit ñàkk ci seeni bakkan tax ba askan ba ñu si bëri di sàkku ndimbal ci nguur gi. Sylvie Faye ñu dem ba ca diwaanu Fuuta ci dëkk bi ñuy wax Kaskas foofe nag soxna yi ñoo wàccoon ci mbedd mi li ko waral ñaar ci ñoom ñu ñàkk seen bakkan gannaaw ba lañ leen di rawale foofee ca Njum ba tax na nag ñu sàkku ci kilifa yi ñu mën a yeggali liggéey bi nga xam ne sumboon nañ ko am na tey fukki at ak ñeent te seen hôpital boobu ba tey mënul mat te loole nag dugal nañ ci juróomi milliards ci suñu koppar ba tax nag ñu ne jot na nag ñu taxaw leen bu ko defee tamit ñu mën ay am ay ambulance yoo xamante ne rek bés bu ñu amee jafe-jafe maanaam ko am malade ñu mën ko rawal ñu teewlu kenn ci ñoom Ramatoulaye Diallo lay wuyoo ci micro Ousseynou Diop. naqar fii dafa bëri amuñu hôpital jigéen bu fi matu dañ koy yenn yóbbu nañ ko yóbbu Njum nañ ko yóbbu bete balaa ngaa yegg nga dee ci yoon bi ñu indiwaat la kaa yaa ngi fii 4 cas léegi am nañ ko fii si Kaskas ba kaa bi mujjee bi yàggul sax dañoo sonn dañoo xamatuñ sax lu ñuy def ñun jur sax léegi dañoo ragal a jur ndax wóoratul comme da ngay jur dispensaire baa ngi nii sage-femme sax nekku fi amuñu sage-femme dégg nga ay matrone ñoo fi nekk te xam nga biir moom boo ëmbee xam nga yeneen problème la dañoo sonn ñu ngi ñaan nguur gi mu dimbali ñu ngir yàlla mu eggale ñu suñu hôpital bi ñun ay néew doole lañu da ngay feebar fii nga matu même pas matu sax ñu la demal Njum ambulance da lay yóbbu 40 000 45 000 boo amulee loo jox sa njaboot mu lekk doo passé 45 000 da nga obligé toog nga dee benn yoon léegi nit ñi dañuy dee fekk yàlla jël si wu leen nit ñi ñun jigéen ñi fii dañuy dee fekk yàlla jël si wuñu ñu ngi ñaan yàlla ak yonente bi nañu eggaleel hôpital bi sonn nañu taye nañu amuñu courant amuñu commune dañu bëgg commune bi na jóge ma demee Njaay bi ñëpp waat fii si Kaskas. fu soriwul dara Kaskas di Ndar Géej foofee nag agence de développement municipal gannaaw ñaxtu yi nga xam ne amoon na fan yéen ñu génn ñuy sàkku rek ñu jublu ci li nga xam ne mooy bëll bi nga xam ne day faat ay mool yu bëri foofee ca diwaanu Saint-Louis ak li ko wër loole nag boo moyul ay fan rek dinañ tàmbali liggéey bi loole nag waa agence de développement municipal ñoo ko xamle nee nañ nag dinañ jël matuwaay yu war ba lépp luñ ci war a def ñu matal ko Mamadou Wade mooy secrétaire général bu ADM. bi nga xam ni réellement affaire yi changement climatique laal na leen lool Ndar du ci bañ a bokk. waaw ndax gis ngeen coow li fay am saay su jot géej gi nangu ay kër géej gi daaneel ay école ay jumaak ay jàkkaak lu nekk xam nga loolu vraiment lu ñu war a taxaw la gouvernement bi mu ngi ciy taxaw boobu léegi am na infrastructure yu bëri yu mu fa def ndax boo demee Ndar gis nga def na fa benn digue de protection mais loolu xam nga ni doyul loolu moo waral aussi ci projet bi ñu am xalaat ne léegi mbiru Ndar bi dafa jekk ñu am ci solution boo xam ni moom lañ tuddee solution durable léegi bu ñu ko defee nag dina permettre ñu gën a xam lan moo waral érosion côtière bi ak problème mu brèche boobu nit ñiy wax ak yan solution liñ ci mën a def yoo xamante ni buñ ko defee daanaka vraiment danañ régler problème yi ci biir Ndar aussi gouvernement bi vraiment def na kéem kàttanam ba am yeneen ñaari projet yoo xam fekk si nañ tey projet bi muy projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis. xam nga projet bi aussi vraiment day dajale nit ñu bëri yenn saa yi day jekk nit ñooñu ñu ànd waxtaane dara nga xam ni bon li ñuy wax mise à niveau ci wàllu information yi ngànk projet bi mais lu romb loolu aussi maanaam ñu yokk suñu xam-xam aussi ci yenn fànn yi. ñu wax ci mbiru transport ak waa Cap Karange seen yéene doon fexe ba li nga xam ne mooy permis ñu méngale ko xarala yu yees yi ci loolu nag kuréel baa ngi xam ne lu toll ci fanweeri junni ay permis jot nañ ko defar ba tax na ñuy woo képp koo xamante ne rek amagoo permis nga mën a doxantu bu ko defee rek ñu defaral la bureau bi ñu samp nag ca banlieue bi di def liggéey bu mucc ayib nee na nag bés bu nekk mën nañ jël lu toll ci 4 téeméer jàpp juróomi téeméeri chauffeur yoo xamante ne rek dañ fay doxantu ngir am seen permis Cheikh Oumar Gueye ñu teewlu ko ci micro Salif Sow. suñu objectif mooy ubbi nañ fi en tout cas 6 postes d'enrôlement 6 postes d'enrôlement yooyu mën nañu dem ba 400 ba 500 personnes yu ñu mën a enrôler par jour bu ñu xayma chauffeur yi nga xam ne ñooy fréquenter gare bi actuellement si ay 6000 lañ toll waaye du ñoom rek ñoo fi ñëw pour enrôler
yeneen chauffeur professionnel yi nga xam ne ñu ngi ci urbain bi wala ñu ngi ci yeneen secteurs yi mën nañ ñëw enrôler fii de ce fait si balaa at bi incha allah dina fekk képp kuy professionnel da nga am sa permis képp kuy particulier di nga am sa permis incha allah ci anam yi nga xam ne moom lañ ko santaat. jamono ji daal lu ñu mën a xayma lu mat fanweeri junne permis defar nañ ko ba pare ba jox ko seen borom te yaakaar naa ni ñu ko jot jëlit ay feedback yu positif lañ ci am te yaakaar naa ni aussi seen mbokku journaliste ñu si bare aussi ñëw nañu enrôlé ñëw nañu fële Lat Dior ñu si bare ñëw nañu enrôlé te ñoom it kontaan nañu kon di ñaax rek ñëpp la Sénégal yëg. ñu wax ci convention yi ñuy xayma ci wala sax xaatim ci Sénégal ak bitim réew loolu aju ci ni ñuy aare soxna yi fii ci suñu réew loolu nag ñu gis ne rek parfois yenn saa dafa am loo xam ne rek du ci matt di ba tax na rek ñi nga xam ne ñoo ci yëngu tase woon foofee ca Institut des droits de l'homme ak paix ngir saytu lu ne mel bu ko defee rek ñu xoolaat lépp lu ci aju Suzanne Marisek teewoon fa andi ci ak Modou Diop. ay jafe-jafe la kuréel bu ëmb juriste yu Sénégal am ci matal ak jigéen ñi ci leeralinu yoon. droit yooyu nga xam ni convention yooyu Sénégal signé ratifié ko xaatim ko droit yooyu convention yooyu wax naka la ñuy def ba ñi nga xam ni ñoom ñoo concerné mooy jigéen ñi ak xale yi ndax loolu ñoo ñu yëkkati ñun tey mën a bénéficier wu ci droit yooyu ndax xam nañu Sénégal problème bi ñu gën a am du problème mu xëy na ay texte problème bi ñu gën a am mooy ni ñu def ba appliquer correctement ak effectivement droit yi nga xam ni moom la jigéen ñi am. waxtaan bu am njariñ la ñuy teewee woon ci bile ndaje amal ngir sottante xalaat ci laaj boobu. ñu dajale fi nag ay magistrat ku wax magistrat xam ne ki nga xam ne moom mooy dire le droit mooy atte dajale fi tam ay avocats yi nga xam ne ñoom ñooy yore ci procès yi ñoom ñooy défendre dossiers yi ñi nga xam ne ñoom la ñu incriminé wala koo xam ne yow yaay toppe ñu dajale leen aussi daje fi aussi ay professeurs de droit ñooñu tam ñu joxe seen xalaat pour que ku nekk ci ñoom wax ci côté bi nga féete lan nga xalaat ci convention yi nga xam ni Sénégal daf leen a signé ratifié leen te léeg-léeg application bi day nekk problème fii. ñi ngi xaar ay njëkkital yu am solo ci weccoo xalaat yu association juriste amal. bu ñu fi jógee dinañu gën a mën a ñaax suñu collectif avocat yi ñuy liggéeyandool ci àq ak yelleefu doomu aadama yi pour que ñoom ñuy gën di utiliser les conventions. di ko gën di ko invoqué ci procès yi. ndaje mi ñu amal ko ci ay bés yu ñu duppee àllarba des droits de l'homme et de la paix. ñu desandik association des juristes du Sénégal ñooñee nag gannaaw li ñu yëkkati fan yi seetlu bi mooy jafe-jafe yi gën di law diggante aji dencante yi wala sax couple yi loole nag ñu gis na yenn saa yi góor ñi sax dañ ci faral dul ci loru maanaam bu ñu sukkandikoo ci li xew fan yi. waa AJS nag gis na bu ñu gaawantu ndax lu ci ëpp soxna yi tamit dinañ leen ci faral di sonal bu baax a baax Abi Faye def ci ab njàngatande ci ak ab Modou Diop. jamono ji bëri na ñaari waay dentente yoo xamante nit la ñuy dund ci seen biiru néegu sëy doon na lu metti tax na itam sonal na leen ñenn ñi ci seen boppam it di ko génne waaye ñeneen ñi dañuy dem sax ba di cay jàppante bileeg mbir fiiraange doon na loo xamante nit lu koy gën di indi la ba tax na it góor ak jigéen ku ci nekk di yëy yàbbi. man de sérieusement mosuma jot ak sama borom kër ça au contraire dama koy may jàmm parce que góor soo ko mayul jàmm soo demee liggéey sax du mun a nekk toujours xel bi day nekk ci li ngeen doon wax xam nga loolu tamit baaxul. xam nga boo jëlee jigéen bi nga xamante ne jàngul alxuraan jàngul tubaab jàngul dara boobu dara nekk si. kon donc jigéen boobu noonu su dee jigéen bu jàng la nga xamante ne jàng na école jàng na nasaraan xam na luy droit du def yenn violence du dóor jëkkëram du def dara day utiliser benn procédure bi nga xamante ne justice la ñu régler problème am. sa jëkkër en fait nekkul seulement sa jëkkër moom mooy sa papa yu doom tey sa jëkkër boo ko sottee essence sa doom màgg ne la ana sama papa lan nga koy wax sotti naa ko essence dee na. xalaat yi waroo ñenn ñi gis ne góor ñi li ñuy jiiñ baaraamu tuuma jigéen ñi ñoom la leen koy waral rek bokk na ci seeni fiiraange. dafa doy waar nduy bi parce que man dama yegg si rek fekk si mu sotti ko mais dafa utiliser woon à la suite benn certificat médical avec incapacité de travail de 20 jours mu dem si juge bi ñu àtte dëgg c'est tout te ndaw si moo ko tooñoon. am jigéen yoo xamante ne tamit du ñu mën a tolérer dara donc vite fait ñu commencé di fii di sotti ay diwlin te loolu dama ko blâmer franchement dama ko bandi nit waroo sotti benn nit couple da ngeen di ànd muy neex ngeen respecté te ku nekk jox sa morom respect ngeen juboo nekk bu demee ba nekkatul ngeen ut solution.
góor yoo xamante nit dañ leen di bunduxatal ci seen néegug sëy loole doon na loo xam ne bëriwut lool bu ñu sukkandikoo ci waa AJS. di wax ni violence ñun fu mu mën a jóge moo xam jigéen moo ko teg góor moo xam góor moo ko teg jigéen ñun fu mu mën a jóge rek ñun dañ koy déplorer mooy dañ koy dénoncer dañ koy déplorer lii am naqari nañu ba fu naqari yam en général ci jigéen lay dal kon tey jii bu ñu jël ci benn exception rek bëgg généraliser ni violence yi góor ñi la ñuy gën a dal loolu ñun dañ koy dàq. ay daan yoon tëral na ko ci képp koo xamante ni fitnaal nga baa nga teg lu metti ci ndodduk benn doomi aadama. 294 bu code pénal nee na coup et blessure volontaire wala violence bu mu mënta nekk bu ko nit defee ci nit daan bu metti mën na ko cee fekk. yoon nangul benn yoon doomu aadama di fajal boppam ci keneen rawatina nag jigéen si jëkkëram wala jëkkër si jabaram. néeguk sëy yi doonoon loo xamante nit ngir bëggalante ñaari waay dencante yi waaye tey jii bile mbir doon na loo xamante ni ay lay gën a jur ndax itam xiiroo geeg ŋaayoo gi bëri na ci loolee doon na loo xam ne ëllëg mi xeluk ñu bëri. Abi Faye ñu del ci wax njàng meek njàngale mi ñoom nag ñaari téeméer lañ ay juróom fukk ak ñetti ndongo yoo xam ne rek dañ leen orienté woon ci institut privé yi jamono ji nag mënuñu tàmbaliwaat seen jàng li ko waral institut yooyu jàpp na rek nguuru Sénégal daf leen yoral ab koppar ba tax na ndongo yooyu di sàkku rek ci kilifa yi ñu taxaw leen bu ko defee ñu mën a wéyal seen njàng ni mu waree Abdourahmane Diallo andi ceek Mamadou Gueye. lu ëpp ñaari téeméeri étudiants yi nga xam ni ci institut de formation yi nekk ci département de Mbour lañ leen orienté woon ñoo daal di wàcc tey ji ci tali bi ñoom li ñu bëgg rek mooy nguur gi daal di fay bor yi nga xam ni amel na ko école yooyu. jàngalu ñu am te étudiants yi comme si ñeneen morom yi. kese moo tax tey ñu génn ñëw fii leneen kilifa yi li ñuy xaarandi si ñoom lenn la mooy ñu réagir situation bi comme directeur d'école yi dañoo wax ne dañ leen a yoreel bor boobu ñu fay ko ndax tey suñu ko fayoon ngoon ñu gont defi cours loolu kese moo ñu téye ndax man mii di wax ak yéen am na si ñoo xam ne classe d'examen la ñu nekk comme vous le savez déjà on a perdu un mois une semaine rek bu ñu ko perte dañuy am problème. weer a ngi nii ñoom dañ leen dàq ci école yooyu ñoom sax fi mu ne nii xamuñu lu ñuy def waaye bëgguñu kenn ki nga xam ne dina leen wax ni ci université virtuelle lañ leen war a yóbbu. loolu duñ si mos a ànd man loolu du ma si mos a ànd même sama bakkan bu si des du ma si mos a ànd. suñu bakkan sax bu si naree des loolu duñu ko mos a nangu ñun parce que suñu formation la ñuy continuer ñun loolu la ñu gëm te loolu la ñu bëgg ñun. étudiants yooyu nag nga xam ni dox nañu lu ëpp juróomi kilomètre daal di yóbbu ab bataaxal jox ko kii nga xam ne moom mooy préfet bi ngir am yaakaar rek ni seeni jafe-jafe yu nekk di dund fi mu ne nii léegi ñu saafara ko. ñu dem ba ca diwaanu Tiwaawoon wax ci gàmm gi ak waajtaay foofee nag kilifa yi jël nañ matuwaay ngir lépp mën a yàmb ci loole nag xaali Serigne Abdou doon taseek ñi nga xam ne ñooy journaliste yi ngir wax rek ci jumtuwaay wala sax matuwaay ñu fas yéene jël ren ngir mooy tëndiku benn jafe-jafe Cheikh Anta Diop andi ci ak say laatir. Tiwaawoon ñi ngi waajal gàmmug ren ji kii di Serigne Mbaye Abdou teewaloon xalif général des Tidianes ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu organisation gàmmu gi doon amal nag jàkkaarloo ak taskati xibaar yi ngir fësal programme bi nga xamante ni fas yéene nañ koo amal ci Tiwaawoon ngir ñu amal gàmmu gu mucc ayib Serigne Mbaye Sy Abdou dikk na ci lu waral gàmmu gi ak naka la ko taalibe yi war a amalee ci Tiwaawoon. gàmmu ñu rek pour di gàmmu ga bernde ya mët na nit ña bari nañu nit ñu bari soxlaalul yàlla li ko soxlaal mooy li ko yitteel pour nit ñi tegu ci ñëwuñu rek pour gàmmu di fortasu pour gàmmu di rang di ziyaara pour gàmmu di lekk di naan pour gàmmu gi neexoon na li fi nekk mooy dañu ñëw pour soppiwaat suñuy jikko teguwaat fi nga xam ni moom la ko yàlla bëgg. Serigne Mbaye Abdou ñu gën koo xam ci Njool Fuuta wax na ne ay junni nit daane dikk ci Tiwaawan ba tax ne mi ngi sàkku nag ci borom oto yi ñu daw ndànk am yar ci tali bi. lu ñuy jëm si Tiwaawan ak lu ñu bëgg oomle bu mu tax ñuy daw bay jaar ci suuf di dugalante ci suñu biir nañu daw ndànk rek daw ndànk dal ndànk ak dafa nga jëm ndànk kon bu ñu yàkkam ci wërsëg mooy li nga am te jëriñoo ko ar risque dañuy wax ni man tufia bihi li nga jëriñoo mooy sa wërsëg li nga yor te jëriñoo woo ko du sa wërsëg jarul yàkkamti bu jeexee rek nga jóge ñu ñaan sëfoor si nga xam ne ñooy indil nit ñi ñu xam bakkan na mu toll ci yàlla. ci jaar-jaaru sëñ Abdou Aziz Al Amin ni mu doon taxawoo ngir jàmm am ci réew mi ak ci bitim réew loolee la ñu fas yéene waxtaane ba tax na ay boroomi xam-xam daañu dikk ci Tiwaawan ngir waxtaane ko. Cheikh Anta Diop ñu wax ci beneen xew-xewu diine dem ba ca diwaanu Bunkiling foofee nag amal nañ ab CDD ngir waajal
ziara annuel El Hadji Cheikh Mouhamed Fodé Diaby Gassama ñu ne rek dañu jël matuwaay yu war ngir fexe ba képp ku fa teew tamit nga xam ne diine rek a leen ñor ñu teewlu ci seen porte-parole di Kabirou Diaby Gassama ci micro Bakary Konté. Nous allons aux élections présidentielles en 2019. élection présidentielle la ñuy jëm ci 2019 gis nañu ci réseaux sociaux yi lu ñuy dégg bëri na loolu nag jaru ko ay saaga rek ngay dégg ci réseaux sociaux yi Sénégal ñun ñëpp a ko moom opposition comme parti au pouvoir ñoo bokk Sénégal ñun sëriñ yi mënuñu comprendre lu tax homme politique yi di saagate seen biir ci biir médias yi surtout ci réseaux sociaux yi ñu ngi ñaan nag ndaxte Sénégal dëkk diine la Cheikh Amadou Bamba El Hadj Malick Sy fii ci Casamance Cheikh Mouhamed Fodé Diaby Gassama ñoom ñëpp dañuy ñaan pour que jàmm mun a am fii ci réew mi te loolu duñu mus a daanu politiciens yi nañu may jàmm Sénégal ñun ñëpp a ko bokk. Donc que les politiciens nous donnent la paix et on s'aime aussi car ce Sénégal-là nous appartient à nous tous. si ci xëtu yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Khadim Ndiaye mujjee naa faatu xibaar baa ngi ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool l'observateur enquête libération las ak vox populi l'observateur nañu mooy waa ji jabaram sotti woon essence taal ko tëj ko ci seen appartement ba ca Maris la loolee xëy woon ginnaaw ay lakk-lakk yu métti yu mu ci amee woon ñu yóbbu ko urgence ca l'hôpital CTO mu nekk fa nekk ci coma bakkanam mujj na fa des jabaram ji ko def loolu journal l'observateur xëy ñu yeggee na mu tegee ay plan ba mu jur njombe li tey am na sax ñu ne jëkkër ja da ko doon nax woto ba mu jënd la ko doon wax waaye laata loolee di leer ndaw si dem na wuti essence am denc ko ci kër gi bésub ñeenti fan ci weeru novembre ñoom ñaar ñuy xuloo di jàppante waa ji dem dugg ci néegam toog jàpp njàmburam ngir bañ wax ji bari ndaw si fekk ko fa jël essence bi sotti ko ci néeg bi laata Xaadim Njaay di jóg di génn ndaw si taal na néeg bi ba tëj ko fa dem vox populi nañu waa ji di Xaadim Njaay dem na ba faw kàddu yi mu mujjee wax laata muy faatu moo di wuy rey na ma jabar ji ko taal ñu naan ko Ayda Kaburu Mbàkke li mu ëmboon ba 10 moo tee yoon teg ko loxo wësin na keroog altine yéenekaay bi nañu dañu ko mujj sax césarienne waaye sandarma ñoo ko jongoro ca buntu clinique ba la si ne kay nañu jëkkëram jawoon di ndéem si yàlla Xaadim Njaay ma nga ñu denc ci armeelu Yoff ya enquête dina kay nañu démb ba ñu koy rob mer ak xol bu tàng moom la ñu gënoon a nimmi ko ca rob ba Xaadim Njaay dem na bàyyi ci ginnaawam jabar joo xam ne guddi yu ñu toll moo gën a dugg ruba ndaw si Ayda Mbàkke la tudd doom la ci Sëriñ Babacar Mbàkke mu kaboro dafa ëmboon waaye wasin na keroog talaata doom ju góor enquête dina kay moo bind loolee lépp libération nañu Ayda Mbàkke mi taal jëkkëram Xaadim Njaay ba mu jaara ca faatu tama ëpp koy buum jamono ji ne léegi mbiri assassinat la ñu koy toppee fa la enquête ba jëm ñu dem ci l'observateur mi ñu xëy xamal ci xëta mu njëkk fa kilifay Tiwaawoon yi bëgg a jëmee gàmmug ren gi maanaam orientation yi jikko yu yàqu yu ci réew mi journal Groupe Futurs Médias bi mi ngi ñuy wax ne dëkkub Seydi Hadji Malick Sy ba mu di Tiwaawoon ñoo ngi koy ñaawlu kàdduy Sëriñ Bay Si Abdou ci xët mu njëkk yéenekaay bi muy wax naan fi ñu toll ci réew mi Sénégal toll na foo xam ne nit ñi jëfi bàyyi ma la ñu yore moo ko wax moom Sëriñ Babacar Sy Babacar meneen mu wax ci leneen ci feneen moo di Babacar Mbaye Ngaraaf mi ngi ci direct info espace filao yu Géejawaay yi ñuy dagg di ko jox ay boromi daraja yu nekk ci réew mi loolee mooy ñurumee xolom jaay dooleek ñàkk a weg waa Géejawaay la ca gis moom Babacar Mbaye Ngaraaf nee na bande filao yi dagg nañu ko jox ko ay kilifa yu nekk ci réew mi ñii ci gendarmerie bi la ñu nekk ñii ci douane bi ñii ci justice bi ña ca des ci impôt domaine te kenn waxu ci Babacar Mbaye Ngaraaf ne li ñuy sàkku bëgg ko moo di Alioune Sall maire bu Géejawaay abal leen nu mu gën a gaawee ci jamono ji ñuy waxee ci direct info waxi filao journal Le Quotidien moom ab enquête di gëstu bu yaatu la xëyee ci àll bi ñuy gor ci lu teguwul ci yoon ca gëstu ba gis na ne bant bii di ven amatul ci réew mi ndax gaañi saaxee nañu ko leneen lu mu gisaat ca gëstoom ba moo di trafic de bois gi bokk na ci liy dooleel ñàkk kaaraange gi am ci àll bi kaso ba ña fa nekk kenn ca di Khalifa Ababacar Sall meerum Ndakaaru ba woon journal Source A ma nga ñuy nittali ak dundam ca kaso ba ñu ko jàppee dugal ko ci kaso bi juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2017 ak léegi réewum Amérique baaxee na Sénégal beneenub dank bu toll ci $200 milliards ak fukk ak ñeent Soleil national moo ñu ko xamal koppar yooye mi ngi tënku ci Millennium Challenge Corporation mu soxal nag wàllu énergie wàllu croissance ak it fexe xeex ñàkk journal bi nañu cib communiqué bu bàyyeekoo ci ambassade bu Amérique fii ci Ndakaaru ci la ñu jàngee ne conseil d'administration bu Millennium Challenge Corporation ak gouvernement bu Amérique juboo nañu ci yëkkati koppar yu ñu toll dugalal ko Sénégal ci Millennium Challenge Corporation docteur Thierno Thioune di maître conférence ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar nii ci xët mu njëkku La Tribune boor yu rëy yi Sénégal amee loolee jaaduwul Abdoulaye Wade muy déyante ak Pierre Goudiaby Atepa photo boobee moo nekk ci xët mu njëkku La Sénégal moom Abdoulaye
Wade ba mu yëgee ne Pierre Goudiaby Atepa candidat lay doon ci wote présidentielle yi 2019 yi da ko bindab leetar di ko ci encouragé ak naan ko maa ngi lay ñaanal ngir li nga soobu nga am ci ndam ndax bis boo doonee président de la république dafay mel ne sama dooma falu ndax yow sama doom nga doomi jàmbur yàqu na ca caaroy kaw ubbil les échos dafa am benn femme boo xam ne yéenekaay bi nee nañu am na ñeent fukki at am na jëkkëri teg ci koñ ba mu dëkk dafa am benn boutique boo xam ne xale ba koy gérer xale bu góor la fukki at ak ñett la am femme bi heure bu ñëwee rek di ko lambatu ak di ko def yëfi saay-saay xale bi dem ba tàmm ko dem ceet ba jaare ca xam jigéen heure bu ndaw si ñëwee def ko lim koy def xale bi yulli comptoiru boutique bi jox ko les échos nañu fu ne ndaw si yóbbu na fa xale ba ànd ak moom di si mari ngàññam nijaayu xale bi moo ko yëg jël xale bi yóbbu police fa la dil ba kalaatee. Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeen na la yéen tamit nag noonu ci teewlu beeg safo bi ñu di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.